on va salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah bu fekkee ne son bi baax na rek ngeen wax ma j'espère que retour son bi mi ngi ñëw alors bu fekkee yéen a ngi may dégg rek ngeen wax ma bu fekkee son bi baax na le son est bon parfait salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi ziyaare mbokki Facebook yépp mbokk yi nga xam ne ñoo nekk di suivre ce direct dañuy ziyaare bu baax a baax di leen tuubal bu baax di njëkkee ci ziyaar bi suñu kilifa gu tedd ki di Cheikh Mouhamadul Muntaha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di sàkku ci képp koo xam ne rek yaa ngi teew ci live bi actuellement nga wax Cheikh Mouhamadul Muntaha yàlla na fi yàgg te wér ndax ak yàggam rek mooy suñu njariñ Cheikh Mouhamadul Muntaha yàlla na fi yàgg te wér Cheikh Mouhamadul Muntaha yàlla na fi yàgg te wér te loolu dinañ ci ñëw ndax kilifa gu nekk rek sa njaboot war nañ laa ñaanal nga yàgg fi waaye moom Mbàkke yàggam gi day doon njariñu àdduna te loolu am solo la di ziyaare mbokk yépp di nuyu mbokku biir réew mi mbokku bitim réew di ziyaare xarit yi ak soppi yi ak am di jàmm yi ak képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy teewlu waaw dafa mel ni bi ñuy waaj di def live bi yàgg na waaye li may faral di wax rek xam nga ndongo boo xam ne amoo xam-xam moom daanaka danga dul am loo wax waaye jamono ji dafa demee noo xam ne dañuy dund ci contexte boo xam ne dafa mel ni lu sa xalaat xeebu rek war nga koo mën a indi waxtaane ko ak mbokku taalibe yi ngeen jéem a trouver ay solution commune dañoo nekk nag ci contexte boo xam ne ku nekk rek ci sa fa xel toll ak sa xam-xam àgg war ngaa mën a waxtaane war nañoo mën a laayante biir ndax dañoo nekk ci contexte bu doy waar contexte boo xam ne dafa mel ni l'humanité toute entière jaam ñëpp yëngu nañ ñi seen xol mën a yëg dëgg-dëgg puissance su appel bii seeni xol yëngu na ñii seeni ruu yëngu na ndax dañoo toll ci jamono joo xam ne jamonoy jaxasoo la pour vraiment ndax live bi du yàgg 1 heure de temps rek lay durer donc dama ne woon dinaa boobu ba tey maa ngi leen ñu ngi doon waajal wàllu waxtaan bi maa ngi jégalu nag vraiment mbokk yi nga xam ne ñu ngi may suivre te nekk ay francophones ce live se fera en wolof pour permettre à la plus grande majorité de pouvoir comprendre de pouvoir comprendre voilà donc si à la fin mes nombreux amis qui ne sont pas wolofophones voilà s'il y a des questions je pourrais mettre un résumé pour qu'ils puissent comprendre l'essence un peu de la discussion mais waxtaan wi ci wolof lay doon ngir vraiment mbokk taalibe yi ci ëpp mën a comprendre li may wax ndax
dama jàpp ne lu am solo la loo xam ne muy jóge ci man di jóge ci yéen war nañ koo teewlu ñu waxtaan c'est une discussion donc échange la donc vraiment maa ngi ñaan ñi teewlu ñëpp ñu teewlu bu baax a baax ngir échange bu mën a am solo nit ñi mën cee jariñu bi ci njëkk tey kenn mënut a wax te waxu coronavirus ñi ci am xam-xam ñi ci amul xam-xam fan yee dama ne woon Sénégal dafa bëri ay spécialiste ku nekk yaa ngi joxe sa avis di wax doonul lu bon mën naa doon lu baax waaye joxe avis ak def expertise dafa bokkul nit mën ngaa joxe avis ci ku mel ni soxna May nga xam ne xamul dara ci wàllu médecine waaye mi ngi joxe avis mi ngi joxe xalaatam ci ni mu koy dundee ak ni mu koy gisee waaye bokkul tamit ak joxe expertise bu fekkee ne yow miy wax xëy na qualification yi nga xam ne war nga ko am pour wax amoo ko donc muy lu am solo donc lii aussi xëy na ci joxe avis rek la ñu nekk ci jamono kon joo xam ne coronavirus li ñuy wax coronavirus lëmbi àdduna man nag ma am ci gis-gis bu gàtt rek muy suñ borom subhanahu wa taala day dafa matale lépp te dafa mel ni Cheikh Mouhamadul Mountakha sànq bi muy wax yàlla na fi yàgg te wér vraiment maa ngi sàkku si mbokk taalibe bi ñëpp ñuy suivre rek ñu ko mën a wax ko ñu ko mën a bind ñu bind ko Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ndax yàggam gi day doon lu am solo yàggam gi dafay doon loo xam ne àdduna wërngal këpp soxla nañ ko kon ñu ngi ñaan suñu borom ci màggam gi mu yàgg fi lool te wér moom Cheikh Mouhamadul Mountakha ba li nga xam ne am na yéene liggéeyal ko yoonu l'islam suñu borom kattanal ko ba mu àggale ko ci coobaree boppam. waaw kon vraiment pour dellu si waat ci sujet bi live bi dañ koy tënk en 2 parties bi ci njëkk constat yu ñu def ci contexte coronavirus bi muy vraiment constat yu wute muy ci l'état général donc de la pandémie li xew au niveau du Sénégal li xew ci sénégalais yi nekk à l'extérieur waaye li xew également ci cas particulier wu Touba débat yi ak wax yi nga xamante ne bi ñu ngi ko ci jàngat boobu ba tey vraiment jàpp naa ne am naa ci ay remarques yoo xam ne bëgg naa ko partager ak yéen loolu mooy genn wàll gi wax it li ma jàpp ne moom lañ war a gën a indiwaat moom lañ war a gën a tegaat vraiment restructuré waat ngir mën a apporter ay solutions yoo xamante ne bi yu viable la loolu mooy benn partie bi ci topp muy deuxième partie bi mooy li ma doon junj démb rek nan la ñuy mënee am un cap sur l'essentiel te loolu vraiment suite à de nombreux messages yu bëri yoo xam ne dama koy jot te bu ma koy jot xëy na jot gi du ma may ma mën a apporter ay réponses ci message yëpp donc vraiment dama bëggoon a tënk deuxième partie bi ci tënk ko ci aaya bu am solo boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ñu ci indil ñu ci leeral boo xam ne bu jéggi dayoo bokk na ci aaya yi nga xamante ne bii bokk na ci aaya yi gën a frappant ci alquran bu ñu avancer rek dinaa leen ko wax bu ko defee ñu jàngat ko ensemble vraiment pour avancer rapidement ci wàllu coronavirus bi depuis le début de la pandémie nga xam ne bi mu tàmbalee Chine ñu doog a tàmbalee fi mu gënoon concerné Sénégal mooy étudiants sénégalais yi nekkoon Wuhan dañu waroon leen rapatrier ñu ne amuñu moyen pour rapatrier leen nit ñi di ci joxe seeni avis di ci wax vraiment mu nekkoon lu yéeme ndax ku ci sa doom bokkoon wala sa rakk bokk ci di nga am loo yëg waaye booba xëy na amaguñu woon xalaat ne mbir mi dina accès fii ni mu fi accès bi fi coronavirus bi duggee ñu gis ne pandémie la boo xamante ne bii ku nekk war na laa mën a laal ku ci nekk war na laa mën a concerné donc ku ci nekk doomu aadama bu ci nekk rek war ngaa mën a fagaru ngir protéger sa bopp protéger sa njaboot man nag ma jàngat ci ne jamono dafa toll foo xam ne suñ borom te loolu sax xëy na dina duggaale ci deuxième partie aaya bi ma leen di wax te mu nekk ci suratul Baqara verset 186 xëy na ñi may topp bu fekkee ne jege nañ alxuraan mën nañ ko ubbi ñu xoolandoo ko rappel boo xam ne suñ borom subhanahu wa taala da koy indi ngir jaam ñi mën a saytuwaat seen bopp ndax
xam nga lépp loo gis rek lu am zahir am na baatin bu ñu nee une pandémie dana am dëgg-dëgg ay explication technique explication sanitaire borom xam-xam yi médecins yi wax économistes yi wax ku nekk wax impact bi muy am économiste bi dana wax impact bi muy am ci économie bi le politique dana wax impact bi muy am ci la sphère politique kii nga xam ne dafay liggéey ci wàllu social dina wax impact bi pandémie bi di am ci wàllu social wàllu culturel le domaine des échanges domaine commercial waaye ban impact la pandémie bii di am ci suñuy ruux ñun ci suñuy jëm ci suñuy être ndax bu fekkee ne jàpp nañ ne loo xam ne ku nekk war na laa mën a laal kon war nañoo delluwaat xel ci vulnérabilité de l'être humain kon yàlla suñu borom mi ngi ñuy wan nañu tollu leen nii vraiment mbokk yi may suivre di ngeen ne soxna May nag ay coup de cœur rek lay wax day lancer ay message mais vraiment damaa bëggoon ñu xam ne li may wax nii lu xóot la ci man war nañoo bàyyiwaat xel ñu delloowaat suñu xel posé waat une question ba xam lii xew ndax lépp lu am rek suñu borom am na lu mu ci jublu waaye ginnaaw bu spécialiste yooyu yëpp laajtee ban impact la pandémie bi am ci ñoom ban impact la pandémie bi di am ci suñuy xol ci suñuy ruu ak ci suñuy dund ñun nit ñi ñun doomu aadama yi musulman catholique confondu ban rappel lañu suñu borom bëgg a jox subhanahu wa taala ñun jullit ñi ginnaaw impact bi muy am ci suñuy jëmb ban impact lay am ci ñun jullit ñi pandémie coronavirus ban impact la war a am ci jullit bi ndax dafa war a jàpp rek ne geste barrière yi ñuy wax dama war a def ay geste barrière confiné wu suñu kër maa ngi koy wax fan yee le plus grand confinement bu mag bi mooy confinement bi nga xam ne da ngay wéet ak sa borom subhanahu wa taala jamono yi ñu doon wax nañu def ay provision ñi mën a ndugg denc ma doon laajte ndax ñi ngi def provision ndugg yi nga xamante ne bi ëllëg bu ñu confiné woo ci suñuy bàmmeel ndugg yooyu moo ñuy wéttali ci ndugg yooyu la ñu mën a jëfandiku te ndugg yooyu du lenn lu dul jëf ju baax muy li ma doon wax la bonne action la bonne intention et la bonne parole fan la ñuy fekk nekk nañ ci jamono joo xam ne suñu borom subhanahu wa taala dafa mel ni mi ngi ñuy woo xol yu tilim yi ak xel yu lënt yi mel ni dafa baare woote boobu ngir duñ ko dégg duma imaam aw ma xam-xam waaye jullit laa te dafa mel ni duñu bàyyi xel suñu xol duñu bàyyi xel xol ak ruu aspect bi mu war a am suñu fitra duñ ko bàyyi xel. Il y a vraiment beaucoup de polémiques sur les aspects mondains. OMS mesures yi mu jël gouvernement du Sénégal mesures yi mu jël kilifa yi mesures yi ñu jël ngir sàmm suñu jëmm yi suñu jëmm physique yi mesures yooyu yëpp pour conserver dëgg-dëgg suñuy dund la waaye mesures yooyu yëpp dafay jëm ci une conservation physique dans une finition une perspective physique waaye jàpp naa ne war nañoo jël ay mesures structurelles nag ngir mën a conserver suñu xol ak suñu ruu yi lu am solo la. geste barrière yi ñuy wax buñ nañ ko tuddee geste barrière waaye am na geste barrière yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala ba mu ñu ko jàngalee yàgg na muy geste yi nga xam ne moo ñu war a dog suñu diggante ak ñaawteef yi àdduna ak bon yi àdduna ak sakk-sakk àdduna te dafa mel ni bis buñ xëyee di ci jëm muy lu am solo mbokk yi lu ñu war a bàyyi xel. Encore une fois cette pandémie muy coronavirus am na yu ko jiitu ci àdduna yoo xam ne ci bi muy toll ci moment yii bi mu defee 3 wala 4 mois rey na lu ëpp li coronavirus di rey yu ko fi jiitu yoo xam ne yu métti woon la yu taroon la waaye dafa mel ni yooyu dafa war a bokk ci jàngat bi nga xam ne dañ ko war a am muy jàngat bu am solo boo xam ne ku ci nekk ci ñun rek war ngaa toog wéet ak sa bopp. Quand on parle de confinement muy wéet ak sa bopp muy tëju muy lëlu bu ngeen seetloo direct bi maa ngi ko tuddee le retour vers l'essentiel nan lañ war a mën a delloowaat ci essentiel nan la war a mën a delloowaat ci li nga xam ne mooy dëgg li nga xam ne mooy wér muy suñu diggante ak suñu borom subhanahu wa taala dafa di lu am solo vraiment je tenais balaa ñoo sori ci waxtaan wi
ñu waxtaane loolu. ñu ngi ne dañuy confiné wu ku tëju sa kër war ngaa xalaat ne li tax xale yi jàngatuñu, li tax ñu bëree bëri dematuñu seeni bërëb liggéeyukaay, li tax ñu bëree bëri sañatuñu sax génn ci mbedd mi, loolu lu doy waar lu rëy la. kon nit ki war naa mën a bàyyi xel di posé wu waat interroger wu waat ci àddunaam ak dundam, li ko fi indi ak la ko fi jëlee muy lu ndaw, ci le sens justement de cette existence. ban sens la ñu war a jox suñu dund yi? ndax liggéey la, wàcc, lekk, naan, indi fi ak njaboot, génn àdduna? ban héritage lañu war a bàyyeekoon ñooñu ñu fi indi? day lu am solo. suñ borom subhanahu wa taala dafay wax ci alquran naan innamal mu'minuna iza zukira allah wajilat qulubukum wa iza turiyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wala rabbihim yatawakkalun. ne yéen boy gëm yi seen gëm-gëm ñu ngi koy peese, ñu ngi koy xamee ci bu fekkee ne yéen a nga am lu ngeen yëg ci seen biiri xol bu ngeen déggee baati alquran yi wala bu ngeen déggee wooteeb suñ borom bi subhanahu wa taala. Et moi j'ai l'impression que de plus en plus ñu ngi avancer vers ce monde mondain, vers les spécificités de la vie, te duñu bàyyi xel wooteeb suñ borom bi subhanahu wa taala, duñu bàyyi xel gàllaaju suñ borom yi subhanahu wa taala, duñu bàyyi xel rappelu suñ borom yi subhanahu wa taala, duñu bàyyi xel li ñu fi indi ak li ñu fi jëlee lu mu doon. àdduna boo demee ba xamatoo li la fi indi te xamatoo li la fiy jëlee, daanaka dund gu amatul benn sens la, ndax dafa gàtt lool. kon gàtt gi mu gàtt war nañu ñun en tant que personne vivant ñu optimiser suñu dund ba defaru, ba jaayante, ba ëllëg gi si biir buñ taxawee ci kanamu buur bi subhanahu wa taala donte yërmandeem kese moo ñu mën a xettali, waaye ñu xam ne ñun kat ca ba ñuy nekk ci àdduna donte benn jëf ju baax la defoon nañ ko ak yéene, jëf joo xam ne génnoon na ci ngistal, àndoon na ak yéene bu sell, te àndoon na ak jëf ju rafet. te loolu day lu am solo vraiment. jàpp naa ne toute cette question de cette pandémie là lim ñu war a fàttaliwaat rek mooy yàlla suñu borom rek mooy ki mën, mooy ki xam, mooy ki rëy, mooy ki sut ñëpp, te mooy ki nga xam ne kenn mënu koo rëcc. mooy ki nga xam ne kenn mënu koo rëcc. te mbëggeel ak cofeel gi mu am ci doomu aadama rëy na yaatu goo xam ne kawe na kawe goo xam ne buñ dee ay gor, moom mi nga xam ne moo ñu sàkk def ñu ay jullit boole ñu ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, buñ dee ay gorkat war nañu di fàttaliku. ndax jaam ak bàkkaar ñoo yem. jaam bi day bàkkaar, waaye kuy bàkkaar yaa war di tuub nag dafa bëri ay façon. le rappel bokk na ci tuub. fàttaliku l'essentiel, lan moo tax man may noyyi, lan moo tax may dund, lan moo tax ma war di jëflante ak samay moroom ak samay nawle. ci bu fekkee ne ëllëg dama fiy jóge donc bànneexi àdduna yi ñuy sàkku, li ñuy daw di ci jëm, muy alal yi, muy ndamar yi, muy kër yi, muy richesse u àdduna yëpp loo xam ne dafay éphémère, léppay màbbu. que la gën a rafetle kër ga dana màbbu, moom danañ ko denc ci bàmmeel. que la gën a rafetle oto ba dana màbbu, moom danañ ko denc ci bàmmeel. que la gën a diisle compte, moom dina màbbu te compte ga dana màbbu, dara du fi des. kon li nga xam ne moo lay jariñ muy jëf ju rafet ca fa nga xam ne du jeex te du xaaj, jàpp naa ne loolu war nañ ca mën a delluwaat, war nañ koo mën a bàyyiwaat xel. ndax polémique yi bëri na te toutes les polémiques ci kum ci mën di doon rek essence bi nga xam ne moom lay am mooy fexe ba comme ni ma koy waxee rek tàggataat àdduna. y a des questions yu concerné peut-être coronavirus bi, nit ñi peut-être ñu ngi doon wax ñu waxtaan ci, dinañ ci ñëw, mais vraiment avant ñu ciy ñëw damaa bëggoon rek ñu waxtaanee loolu. vraiment cette pandémie là war nañu yóbbuwaat ngir ñu xalaataat, ngir ñu bàyyiwaat xel li ñu indi jamono, ñu concentré waat sur l'essentiel. trop de futilité, trop de choses inutiles. xuloo bi bëri na, xeex bi bëri na, wax ji bëri na, te du wax ju am benn njariñ. dañoo ne ci réew moo xam ne nag ku nekk dangaa jàppe sa bopp boroom xam-xam, ku nekk dangaa jàppe sa bopp ku am mérite, ku rëy, ku am doole, ku am juddu, ku am xam-xam, ba kenn warulaa ëpp, ba kenn warulaa yedd. Sénégal boo fi yeddee nit sax mu ne daf may wàññi wala daf maa xeeb, waaye yàlla suñ borom subhanahu wa taala de indil nañu lu sew lu tuut loo xam ne bis bu ne mu ñuy wàññi te mënuñu ci dara.
te it dafay am loo xam ne buñ ci tolloo it dafay jaadu vraiment ñu bàyyiwaat ci xel loolu je tenais à ce que vraiment ñu bàyyiwaat ko xel bu baax a baax xam ne vulnérabilité ci doomu aadama rek la yam suñu vulnérabilité mooy suñu première faiblesse te pandémie bi war nañoo bàyyiwaat xel ne ñun nit lañu ay sujet lañ yoo xam ne nous sommes très vulnérables loolu vraiment mbokk taalibe yi nañ ci bàyyi xel mbokk jullit yi ñuy suivre ñu delloowaat sur l'essentiel xam ne bu fekkee ne suñ borom daf laa def ngay doomu aadama dénk la ak njaboot dangaa am une responsabilité spirituelle vis-à-vis mondaine mais spirituelle vis-à-vis de sa njaboot googu xam ne futilité yi inutilité yi wax fa dëgg yàlla war nañ koo mën a wàññi ngir delloowaat vers l'essentiel nan la ñuy delloowaat vers l'essentiel mooy delloowaat ci waxi alquran ak sunna ndax Cheikhul Khadim suñu sang bu tedd bi jàngaluñu leneen lu dul topp ndigalu suñu borom yi mooy tootaram yi te loolu rek mooy sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom la yeesaloon ndax il avait une seule mission encore une fois bu ma nee mbokk taalibe yi vraiment dama ndax ñi nga xam ne ñoom la yàlla suñu borom subhanahu wa taala dimbali ñu bokk ci njabootu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ameel lañ yàlla cant guddut fin bu leen yàlla suñu borom defalutoon dara bu leen yàlla suñu borom baaxee wutoon dara ci àdduna te defal leen ñu bokk ci njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam war nañoo sant suñu borom ba àdduna tukki loolu kese ndax loolu kese ngëneel la mooy ngëneel gi ëpp bienfait bi ëpp solo bu yàlla suñu borom mën a defal ab jullit le plus grand bienfait bu yàlla suñu borom di defal nit mooy boole ko ci njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu amul prix te dafa mel ni sur 7 milliards d'êtres humains plus de 7 milliards d'êtres humains ñi am privilège boobu bëriwuñu de ñi amul privilège boobu ñoo ëpp kon ñi yàlla suñu borom boole ci njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu de amel nañ yàlla suñu borom cant goo xamante ne bii amul àpp kon vraiment loolu bokk na ci retour vers l'essentiel benn muy delluwaat ci précepte kooku nga xamante ne bii suñu borom subhanahu wa taala def na ni ñu bokk ci njabootam mu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla suñu borom subhanahu wa taala ba mu bindee ñëpp ba mu sàkkee ñëpp jël ko def ko muy ki ci gën te loolu yàlla rek xam ni tax mu def ko loolu benn la. ñaar mbokk taalibe yi nga xamante ne bii am nañu ràññee ci sëriñ bi ndax bokk na tamit ci bienfait yu yàlla suñu borom di defal doomu aadama muy mu nangu muy mu xam te nangu xam bokkut ak nangu waaye mu xam te nangu li yàlla suñu borom defal Sëriñ Tuubaa li yàlla suñu borom defal Sëriñ Tuubaa nit nag mën naa doon murit mën naa bañ a doon murit nit mën naa bañ a doon murit te nangu ne yàlla defal na Sëriñ Tuubaa lu mu defalut kenn kon ki nga xam ne ràññee na te nangu na ne suñ borom defal na Sëriñ Tuubaa lu mu defalul kenn kookit ameel na suñ borom cant boo xam ne du am àpp ndax loolu du ñëpp a ko mën a am du ci ñëpp la yomb waaye ginnaaw loolu nag bu ñu dajalee loolu kon ñu war a xam ne nous sommes privilégiés ñu war a delluwaat vers l'essentiel bu ñu delloo vers l'essentiel ci suñu diine ci topp yoonu siraatal mustaqim ci di digle lu baax ci du moytu lu bon ci di topp ci li ñu diine sant muy du moytu seytaan ak pexem yi ak pëstéefam bi ndax kenn ëppul seytaan pëstéef ndax moom li ko tax a jug bis bu xëyee mi ngi ci te amul dara luy tax mu reculer fulla ak fayda ci seytaan la fekk baax bis bu xëyee mi ngi ci li mu war a ne bis bu xëyee mi ngi ci mission am di xool nu muy atteindre ay objectif am ñun kay ñoo bàyyi suñu mission fee topp ko moom di ko jàppale ci muy atteindre mission am waaye bis bu ñu xëyee moom mi ngi ci fullaam mi ngi ci faydeem way deng nag ci li mu bëgg muy fexe ba féewale ñu ak digalu suñu borom subhanahu wa taala yi kon bu fekkee ne am na jikko ju ñu war a roy moom ci seytaan mooy fullaam ak faydaam googu delluwaat vers l'essentiel kon tënkuwaat ci ndigal tënkuwaat ci laayaa biire yi nga xam ne Serigne Touba Cheikhul Khadim laayaa biire nañu ko ndax Serigne Touba Cheikhul Khadim je divague un peu maa ngi ñëwaat vraiment ci sujet bi indi luñu lu dul
topp su lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu la wax su nootukool xaraba in ahmadu benn objectif la amoon muy yeesal beesal rafetal lool sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn mission la amoon muy loolu. kon murit bi mooy jullit bi nga xam ne bu raffiné bu dëggal bi. xam nga damaa gis ci benn tweet mbokk taalibe bu ñuy wax Nazir Touré mu wax lu am solo mu ne ginnaaw bu ñuy wax xar baaxee Sëñ Tuubaa dañ topp ndigalam yi ba noppi bu ñu waxee Sëñ Tuubaa nga fottesu bu ñu waxee xar baaxam yi nga fottesu waaye la muy digle dara defoo ko ci wala jéemoo ko ci ndax jullit bi matul nit du mat da ngay juum di jéggalu da ngay juum di tuub waaye da ngay nangu ne matoo soo nangoo ne matoo rek dootul jafe delluwaat vers l'essentiel donc mooy tënkuwaat ci précepte yi nga xam ne bu fekkee ne nga murit nga bu fekkee ne nga taalibe nga bu fekkee ne nga jullit nga buñ la gisee nañu liir ci yow ne yow ab jullit nga ab murit nga c'est très important. nit ki looy wuyoo rek na nga ko niru na nga ko jéem a niru dañoo toll ci jamono joo xam ne dañoo toll ci mujjum jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la waxoon ca jamonoom leer na kon dañoo toll ci mujjum jamono kon yàlla suñ borom ñun ñi nga xamante ne bii ñun la fexe ba ñu bokk ci jamono yu mujjum jamono ji war nañoo mën a gën a concret delluwaat vers l'essentiel muy delluwaat vers le chemin du bien guidé yoonu siraatal mustaqim delluwaat ci ndigalay Sëriñ Tuubaa yi Sëriñ Tuubaa dafa mas a wax ne def lu la neex am lu la neex amul ci sama biir kër ku ko gis feneen nag mën ngaa dem man iñaanewu ma la ko waaye def li la neex mel li la neex te ne yow murit nga taalibe Sëriñ Tuubaa nga damay def li ma soob dinaa am li ma soob loolu amul ci kër Sëriñ Tuubaa loolu nit ki da ngay tënku et je le dis tout le temps tubaab yi nga xam ne dañuy gëmloo anarchie dañuy gëmloo ne lu ma yëg laay def lu ma neex laay def moo na ñoom suñ dawalee ba taxaw ci feu bu rouge dañuy taxaw lu tax ñuy taxaw dañuy dégg ndigal ndax feu bi ku ko weesu te vertul su balaa nga àgg fa nga jëm ndawal buur dal ci sa kaw kon ñoom ñi nga xam ne ñooy théoriser anarchie ak liberté ñoo gën a tënku ñëpp ndax bu ñu dawalee ba ci ñun ñëpp sax ñoom ñi nga xam ne ñooy théoriser anarchie ñoo gën a tënku ci këyit tënku ci loi yoo xam ne ña ko digle ba ca fond ba ak ba fa mu jóge du gëm yàlla du l'islam du dara lu nekk ci ginnaaw waaye ñun ñi nga xam ne ñun la suñu borom baaxee ñu am yërmande yi suñu borom subhanahu wa taala ci tënku ci l'islam nekk ci réew moo xamante ne bii mag ñi fi nekk lu baax lu ne defal nañ ko yàlla sàbbal gu ne sàbbal nañ ko suñu borom cër bu ne jox nañ ko suñu borom liggéey bu kawe bu ne defal nañ ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñu yeewoo ñun ci dëkk boobu ñu juddoo ci dëkk boobu waruñoo am leneen lu ñuy tënk lu dul ndigalu mag ñu baax ñooñu te digaluñu lu dul ñu tegu ci yoonu siraatal mustaqim. pourquoi au Sénégal ñuy théoriser loo xam ne duñ ko dund soxna May day taxaw di wax rek te li muy wax dund ko bu ñu amee ñi ñu am privilège bi ñu am Sénégal li mu am bokk na ci réew yi nga xam ne moom rek a ko waaye nag mën nañoo taxaw di wax waaye bu jëfal ko jotee rek ñu fay lan laa bëgg a wax par loolu damaa gis bëri ci démb téléthon bu ñu doon def ci wàllu coronavirus bi mu am solo lool moo fa dëgg yàlla am jullit yi ñëpp ku nekk joxe bi ñu waxee ne dañuy publier liste bi sur le site je me suis dit amoon naa yaqin ne bu fekkoon ne dañu ne ngeen jégal ma ku nekk la ngay joxe sa diggante ak sa borom la liste bi du tollu fii loolu man am naa yaqin ci ndax bëriwaana ku jël som bu takku di ko joxe xëy na kam dendel kër mën naa am añul loolu c'est de manière générale xëy na kenn mënut a matale lépp xëy na bu ñu wootee aussi bu état bi wootee bu nguur wootee ku ci nekk war ngaa mën a joxe barkeelu loolu am na solo waaye dafa am lu war a jiitu loolu li ko war a jiitu mooy inna ahmaluhum binniyaati yéene bi dafa war a sell yéene bi dafa war a tedd yéene bi dafa war a kennal suñu borom ba noppi on est dans un pays boo xam ne ngistal gi dafa bëri ngeen jégal ma ci kàddu yi ngistal bi bëri na lool lu waay fekkee bu ko nit ñi fekkee ma def ci lu ngóora bu ko kenn fekkewul ma tëdd na la te bokk naa ne dellu vers l'essentiel mooy dimbalante boo xam ne sa loxo ndeyjoor bii di joxe sa loxo càmmoñ bi di ko yëg Cheikh Mouhamadoul Mountakha jox nañu exemple bu am solo
bi mu barkeeloo Cheikh Bassirou Abdoul Khadre mi ngi koy fàttali tey ci déclaration bi sëriñ bi doon def mi ngi wax naan sëriñ bi mu joxee song bu takku boobu daf ne ko kat bu sañoon sax du fës kon wan nañu ne moom la muy def te leer na ma ne ñaan ga ak yéene ja ak pëstéef ga multiplier na loolu par milliard. kon vraiment nañu dellu vers l'essentiel mooy nañuy dimbalante te yàlla tax nañuy jàppalante te yàlla tax coronavirus ou pas coronavirus état d'alerte la rek dafa gën a dense rek waaye jamono june yaakaar naa c'est une pandémie sanitaire mais dafa am pandémie bu gën a structurelle boo xam ne mi ngi fi te ci suñu réew mi bëri na fi lool muy feebaru xol muy ngistal muy naw sa jëf ak déggtal soxorante muy iñaanante te loolu dañ cee war a génn ndax ñun dañoo am privilège mooy li ma wax sànq privilège yu doon ay jullit privilège yu donnu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam privilège yu am mag ñoo xam ne dañoo liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba àgg am maqaama kon privilège boobu bu ñu ko amee dañoo war a dellu vers l'essentiel mooy jàppalante te yàlla tax mooy suturaalante te yàlla tax bu ñu xoolee au Sénégal ay weerante bëri na fi ku xamal sa moroom lu ñaaw weer ko xëy na sax amaana yow yaa ko ëpp ay soxna May mii nga xam ne ma ngay wax ci soxna see lu ñaaw mën naa am moom moo ëpp ay pook te pourtant ma ngi koy weer lu lay jariñ soo weeree sa mbokkum jullit lan la lay jariñ ndax dañ ci am wàllu àdduna lu la yokk ndax dañ ci am ci wàllu àllaaxira lu la yokk dalay wàññi donc lan la lay jariñ boo ko suturaalee laabiré la ko lan la lay wàññi lu mu lay wàññi ki nga xam ne yàlla ndax yàlla suñu borom lu ku mu sàkk rek du début à la fin sa dund programmation yi moom rek moo ko yor amul kenn ku ko yor yàlla bu sàkkee nit ne diw day jiitu nit ilaa yawmi diin kooku dana ko jiitu ilaa yawmi diin lu tax yow nga war a wax ne diw mii kat am na loo xam ne aw ma ko kon man faw ma am ci ñaqare faw ma am ci ak xol bu tiis nañ delluwaat vers l'essentiel mu nañ jéem a raxas suñu xol yi faw ñu raxas suñu xol yi faw ñu jéem koo gommage raxas ko te loolu mënuñu koo def lu dul delluwaat ci suñu borom subhanahu wa taala delluwaat ci ñaan delluwaat ci tuub waaye topp àdduna gu ëpp day waral xol bu tilim day waral xel mu lënt day waral yàlla buy woote sax ndax pandémie coronavirus bi du dara lu woote suñu borom ngir jaam ñi delluwaat ci moom doo ko dégg woote bi doo ko dégg donc vraiment mbokk yi faw ñu delluwaat ci subtilité yooyu ngir xam le sénégalais gis nga le contrat social sénégalais bi Abdou Aziz Madialis doon wax buñ ko retravailler il faut que ñu bàyyiwaat xel ne ba yan nit ñu bëgg a doon ab réew nag ñëpp duñ maase baax ñëpp duñ maase bon waaye ñëpp mën nañoo maase yeewu ci ne am nañu un privilège sur beaucoup de nations privilège boobu ñu am na dañ ko war a wéyal dañ ko war a defar dañoo war a àndandoo doon benn jàppalante ci suñu biir yéenante jàmm ci suñu biir génnante inutilité yi nga xam ne moo nekk ci suñu biir xol yi di ko xajamal koo bokkal di ko weex koo xamal di ko yooyu yëpp da mbokk yi faaw ñu raxasu ci ba set wecc xam ne man jàpp naa ne cette pandémie du coronavirus c'est un appel pour recommencer à zéro pour retourner vers l'essentiel delluwaat ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala ju tedd ji delluwaat ci ndigale ak yoon mi nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam de par sa vie et de par son œuvre wane na ko waaye delluwaat ci njàngale Serigne Touba yi nga xam ne addunaam yëpp ay nattu la ko suñ borom teg mu nangu ko ngir layaa biire ci ñun kon bu la yàlla mayee nga am privilège bu dajale yooyu yëpp faw it nag nga bàyyi ci xel mbokk yi loolu c'était un rappel bu xam ne dama ne woon faw ma wax ko ngir ku ci nekk ci fi nga toog nga xalaat ne yow jamono ji ce 11 avril 2020 fan la fekk ci lan la fekk et à partir d'aujourd'hui faw mu delloowaat la ci un état boo xamante ne bi un état de retour vers l'essentiel un état de parce que on stagne nañu delloowaat ci woote suñu borom subhanahu wa taala te loolu pour nga dégg ko pour nga gis ko faaw ñu raxas xol yi faaw ñu defar xel yi faaw ñu delloo jëmm yi faaw ñu tënkuwaat ci ndigle faaw ñu tënkuwaat ci lu baax voilà
donc après ça ñu waxaat rek ci wàllu justement la pandémie ñu génn kon ci brèche plutôt morale ñoo ci peut-être les aspects plutôt techniques muy jàngat yi nga xam ne am naa ko ci de manière générale donc autorités yi ñi ngi def peut-être liggéey bu am solo boo xam ne vraiment le ministère de la santé man mii je travaille maa ngi liggéey ci institution boo xam ne ci wàllu santé la donc gis nañu tënku yi gis nañu engagement bi gis nañu détermination bi nga xam ne autorités yi am nañ ko ci te ñu ngi leen di santaat bu baax di ñaan suñu borom mi nga xam ne aussi moom rek mooy borom kattan gu mag yi mu kattanal Sénégal réew yi ko jege ak réew yi àddina yépp ba lii nekk un mauvais souvenir. Donc vraiment je tiens à dire que autorités yi gis naa ne ñi ngi def liggéey bu am solo boo xam ne dina tax vraiment ñu fagaru mais profiter vraiment de l'occasion pour appeler aussi les Sénégalais à respecter justement ces gestes barrières ñu respecter loolu te respecter aussi wàllu confinement bi respecter aussi couvre-feu bi dafa am solo koo xamante ne bii sa waxtu génn doonul loo xam ne ndax loo xam ne li tax à l'activité économique li koy gën a animé muy dem liggéey di wàcc suñ demee ba tënk ko mbokk yi mooy l'heure est grave kon ku amul loo xam ne vraiment lu important la toogal sa kër profiter ci ngir yiir sa njaboot vraiment ñun jigéen ñi nga xam ne dañuy liggéey nga xam ne da ngay xëy fajar génn balaa ngaa ñëwaat sa kër guddi bu fekkee ne confinement dafa war am na nañ ci profité xoolaat suñu njaboot toogaat ak ñoom waxtaanaat ak ñoom diisoo ak ñoom xool leen c'est important ndax la vie le quotidien fait de telle sorte que parfois dañuy rater l'essentiel justement ak suñuy njaboot ak suñuy mbokk ak suñuy xarit ñu ngi ci embouteillage de la vie comme ni ma koy waxee ndax àdduna boo sëppoo si sa fenêtre rek xool oto yi daw day mel ni ay nit ci ngay mën nga ci am jàngatu àdduna bu am solo ndax oto yoo xam ne ku ci nekk yaa ngi daw yi dañoo xonq yi dañoo verte yi dañoo rouge yi dañoo jaune yi dañoo rëy yi dañoo tuuti ñii am nañ essence bu leen yóbbu ba fa ñu jëm ñii ñi ngi xool tout le temps baaru essence bi ba xam wàccul ñii seeni moteur baax na mën na duñu xalaat panne ñii seeni moteur a ngay yëngu ñii seeni pneu am nañ secours ñii amuñu secours te ku ci nekk yaa ngi jëm fa ci sa yoon day mel ni àdduna rek ku ci nekk ak say moyens ku ci nekk ak na nga mel ku ci nekk ak sa mën-mën ku ci nekk ak sa xam-xam ku ci nekk yaa ngi dem vraiment mu xat lool te ku ci nekk da ngay sàkku ne boo àggee vraiment nga matal sa mission donc mission bi nga xam ne suñu borom aussi denk nañu ko sur terre dafay am solo ñu ñëwaat ci loolu ngir mu am solo vraiment donc il faut ñu bàyyi xel loolu toog suñuy kër respecter le confinement respecter les gestes barrières rax suñu loxo ba mu set wicc te loolu l'islam moo ñu ko njëkk a jàngal di bàyyi xel suñu njaboot di moytu génn gi vraiment topp recommandation état yi leneen li nga xam ne bëggoon naa ci wax benn parenthèse rek mooy le cas de Touba ndax bëri na am na bon c'est vrai les messages yi taxul ma koy xool ndax c'est vrai que après day xaw a kii ci wax ji waaye ku wax dafa am deux dimensions yoo xam ne mënuñoo ñàkk ànd muy le temporel ak le spirituel gis ngeen àdduna c'est un juste milieu àdduna li philosophe bi doon wax rek ne c'est entretenir bon et lâcher prise looloo tax nag zahir ak baatin la faaw wàllu wu nekk rek nga jox ko ak xam sama waajur suñu cham suñu Modou Fati xel yi dafay wax lu am solo nee na àdduna ñett la nee na bis bi ñett yi nga ci ameel àq mu ne suñ borom subhanahu wa taala la nga ko war a jox ko sa liggéey la nga ko war a jox ko sa njaboot la nga ko war a jox ko ñett yi bu ci ëppale sa morom rek yaa ngi tooñ ka ca des te loolu dafa mel ni mooy ginnaaw it bu ñu rafraîchir suñu xol ba pare war nañu li nga xam ne moom la ñu bokk le commun dans cette vie bi nga xam ne dañu ko bokk it ñu waxtaane ko te am solo voilà donc le cas spécifique de Touba damaa jot ay messages yu bari bu ñu ci appuyer tuuti rek dafa am ñu vraiment lu ñu ma doon wax ci wàllu indiwaat ñi nga xam ne suñu borom daf leen moom bitim réew ci jamonoy jàngoro ji loolu dinaa ci ñëw le cas spécifique de Touba bi yu mbir mi tàmbalee nga xam ne ay cas ci le cas numéro 5 boobu ñuy wax mi Modou bi nga xam ne moo jóge woon bitim réew ñëw indi fat jàngoro ji yu ni mel mu indi polémique ñu yóbbu fa hôpital
d'urgence bi xamal ne Touba mën na nekk l'épicentre de la maladie ak yu ni mel ñu gis ne démb Touba dafa dem na ba toll ci cas zéro maanaam amul benn cas bu nekk sous traitement ñi fa nekkoon ñëpp wér. sama gars yi ñoom jili baak ñooñu àllukat yi di def ko aal ñi ci des peut-être am ci beneen jàngat man jàngat bi ma ci am lu simple la. xam nga Touba dafa am lu ñu war a retenir muy Touba dafa am Touba nonoy Serigne Touba sëtam yi nekk fa di dundee seen aada ak seen cosaan ak njàngale yi nga xam ne seen maam bàyyi na ko fa. beneen aspect wu Touba muy la deuxième ville de ce pays dëkk bu bëri sañcaan dëkk boo xam ne murit yaa fa ne ëpp fa lool waaye am na ñeneen ñu dul ay murit ñu fa affecté. Il y a des médecins qui sont chrétiens à Touba, il y a des militaires qui ne sont pas musulmans ñoo xam ne duñ ay murit. donc mu nekk melting pot boo xam ne sañcaan yu bëri ñoo xam ne amuñu fuñ dem bu ñëwee Touba ñu may leen pàkk ñu dëkk muy lu ñu war a mën a gérer de manière xam nga définition buñ bëggee jël Touba rek jox ko benn connotation du mën a ne suñ yàlla dafa nattu suñ Touba ne dafa njabootee ñëpp moo tax ku jaaxle wala ku xamul foo jëm boo ñëwee Touba ñu jox la dëkkuwaay nga dëkk. kon loolu dafay indi nag dans une perspective économique et sociale un ensemble d'éléments yoo xam ne dafay jar aussi ñu waxtaane ko. kon man damaa jàpp ne Touba concrètement li tax mbir mi tàmbalee fa am une régression mooy Touba day réew moo xam ne day dëkk boo xam ne ngeen jégal ma dañoo tënku ci ndigal. Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na fi yàlla yàgg te wér bis bi mu génnee ba joxe addiya ju takku jooju jëmale ko ci nguur gi ngir xeex la maladie du coronavirus joxe ko ba pare joxe ndigal ci ne nañ topp recommandation gouvernement bi bis boobu ci la murid yi tënku ndax murid yi gëmuñu ku dul Serigne Touba yittewuñu ku dul Serigne Touba dégluwuñu ku dul ki fi nekkal Serigne Touba. ndéem nag moom Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ràññee na ci mbaaxam gi ci yaatoom gi tey ma gëm ne ñaani Cheikh Mouhamadoul Mountakha bokk na ci li nga xam ne tax na suñu borom musal réew mi ndax le Sénégal fait partie vraiment des pays yi nga xam ne ñaanu mag ñu baax ñëpp sax ñi fi nekk ci réew mi ni ñuy gérer maladie bi bëri na ñum yéem bëri na ñoo xam ne ñu ngi jël référence ci Sénégal. mais bu ñu xoolee Touba ak ni mu demee dem leen beeg dikk bi marché yi situation sanitaire bi peut-être ni mu doyee waar dañu gis ne cas yi dem na ba jeex fa kon loolu war nañ ci am njàngat. murid yaa ngi wax irrationnel lu ma gëm la ndax gëm naa ne moom Sëñ Touba teg na ci loxo waaw loolu nag lu nit di gëm la ak lu nit di bañ a gëm. encore une fois lu nit di gëm la wala lu muy bañ a gëm Serigne Touba teg na loxoom ci dëkkam bi ne dafa am lu ñaanoon suñu borom subhanahu wa taala ca Matlabul Fawzayni ci dëkkam bi ne na ko yàlla yiiral dëkk bi protéger ko dëkk bi ba bépp jaye bu fiy dugg suñ borom na ko yëkkati na ko dàq. te nag ñëpp xam nañ ne moom bu jëmee ci mbirum Serigne Touba moom li wolof di wax rek ñaan gu nangoo sonal borom Serigne Touba li mu ñaan suñ borom yëpp suñ borom dox koo defal kon gëm naa ne loxob Serigne Touba mi ngi ci waaye ginnaaw boobu it l'élément factuel mooy murid yi en général ñi dëkk Touba dañoo tënku ci benn baat ci benn ndigal. le Sénégal bu fekkoon ne ni murid yi tënkoo ci seen ndigalu kilifa lañ tënkoo ci peut-être ci ki nga xam ne peut-être mooy yëf ñëpp muy le président de la République kon ba li mu recommandé nit ñi nekk ci kon feebar bi bu ñu tënkoo ci ndigal rek luñ amul luñ mënta daan ay nit faaw ñu tënku ci ndigal faaw ñu am discipline te loolu du rek ci xeex coronavirus kese mais ci aspect yu bari la. mais nit ñi faw ñu am discipline les autorités ñi ngi sonn di wax ku ci nekk di digal nit ñi ngir ñu respecter les gestes barrières. Cheikh Mouhamadoul Mountakha keroog bi nga xam ne xamal na nit ñi ne julli ji nañuy noddu waaye nit ñi bu ñuy dem di dajaloo ci jumaa yi ñëpp dañoo toog seen kër. les gens ont commencé à prendre au sérieux mbir mi toog seen kër moo waral cas yi disparaître c'est tout simple amul magie nit ñi dañoo toog. moo waral mbir mi wàññi ba pare respecté wàllu cet gi di raxas seen loxo ba mu set moo waral mbir mi donc murid yi dañoo am tënku gu ñu tënku rek ci seen ndigalu kilifa. donc bu fekkee ne ñi nga xam ne dañoo war a am ak roy mooy dañu roy ci discipline bi nga xam ne murid yi wax dëgg fa yàlla am nañ ko buñ ko defee tënku ci ki nga xam ne moo leen ilif vraiment dans des situations pareilles doomu aadama yi dañoo war a encore une fois retourner vers l'essentiel mooy àndandoowaat ci li nga xam ne mooy l'essentiel. et lan mooy l'essentiel mooy tënku ci benn kàddu vraiment kii ànd na ak Macky Sall
ki àndut ak moom ki ànd ak moom ak ki àndut ak moom nañ xam ne dañoo ne ci jamono ju yéeme jamono ju controversé nañu àndandoo bu ñu àndandoo dem ensemble bu ñu demee ensemble ba mbir mi tënku maanaam ba ñu xeex mbir mi ku mu neex nga dellu ci sa préoccupation ku mu neex nga dellu ci sa configuration ku mu neex nga dellu ci say réclamation mais ndeem nag jamono ji dafa toll foo xam ne li ñu naan l'heure est grave il faut vraiment se reconcerter et avancer vers l'essentiel tenir le cap vers l'essentiel c'est important donc discipline bi nga xam ne murid yi dañ koo am ba vaincre ko tey on parle d'un cas communautaire mais je suis sûre que bu ñu gënee renforcer les mesures donc sanitaires cas communautaire bi dootuñu fa déggati na Sénégal tënku ci discipline bi murid yi am ci seen kilifa sénégalais yi ki nga xam ne mooy seen kilifa mooy njiitu réew mi nañu tënku ci lim leen digal te lan la leen digal mooy toog seen kër ci bu dee li ñuy dox doonul loo xam ne farata gu rëy la di raxas suba set conserver seenu njaboot bu ñu ko defee léegi feebar bi dem je suis d'accord que y a d'autres éléments que ça parce que tubaab yi la France l'Italie les États-Unis ñu ngi confiné wu dëgg la te terewul mbir mi mi ngi fay yokk mais gis ngeen société bu nekk réew mu nekk ak ay réalités peut-être réew mu nekk aussi et puis bon ça peut-être c'est les médecins qui le disent xëy na ñu ngi naan de manière géographique ak si wàllu nit ñi feebar bi amul les mêmes accroches yi muy am fee wala yi muy am fee waaye man dama gëm rek ne en tant que talibé ñun daal li ñu am te li ñu xam mooy buur bi subhanahu wa taala defal nañu un privilège mooy on est dans un pays boo xam ne très privilégié dañoo dëkk ci un sol sain suuf su tedd ci la ñuy teg suñu tànk yi ginnaaw loolu privilège boobu yokkuwaat ci ñu am ñoo xam ne suñu borom da leen a gërëm Sénégal dafa am ñoo xam ne dañoo am ngërëmul yàlla suñu borom subhanahu wa taala loolu du neen lu yàlla suñu borom mën a wàcc rek ñaan mën na koo fàkku te loolu Cheikh Mouhamadoul Mountakha wax na ko tey ci déclaration bi nga xam ne def na ko à travers le kaddu Sëñ Bassirou Abdou Khadre ne nañu sant yàlla nañu wéetal suñu borom subhanahu wa taala te mooy li ma doon wax rek si début live bi vraiment delloowaat suñu inclinaison naturelle suñu fitra nañ ko delloowaat ci fi nga xam ne foofu la war a dem ngir vraiment ensemble ñu mën a trouver ay solutions donc vraiment pour ce cas spécifique de Touba loolu rek laa ci bëggoon wax dama gëm ne on doit très bien Ibrahima Ndiaye Sowru on doit être ouverte justement war nañu am une approche d'ouverture mais dañu war a am un ancrage aussi gëm suñu bopp nit nag roy ci lu baax moom ayul mais nañu gëm suñu bopp j'invite vraiment vis-à-vis de toutes les polémiques yi nga xam ne ñu ngi koy gis ñu ngi koy yoonu murid parce que très souvent am na ñoo xam ne moom boo tuddee yoonu murid rek ñu am fu ñu ko yóbbu vraiment mbokk yooyu nga xam ne duñ ay taalibe yéen laay waxal du ma ne duñ ay taalibe mbokk yi nga xam ne xëy na li sëriñ bi doon waxal ni yàlla def sëriñ bi yàlla mayu leen tawfeexu ñu xam ko yéen laay waxal gis ngeen réew mi ñu nekk que vous soyez mouride ou non le fait d'accepter que suñu borom subhanahu wa taala dafa am lu mu defal Serigne Touba ci ak may mi ngi mel ni ki bokkuloon ak Gandhi diine man jullit laa mais damaa nangu ne Gandhi nit la koo xam ne li ko réewam defal ci ay médailles li ko réewam defal ci nangul ko dafa jaaru ndax dafa xeex jëm ci loolu. dangay nangu ne ku mel ni Nelson Mandela dangay nangu ne Martin Luther King Jr. dafa defal Amérique Nelson Mandela dafa sonnal Afrique du Sud dañ koo war a nangul dañ koo war a boole ci seeni propriété Nelson Mandela dañ koo war a nangul Afrique du Sud Gandhi dañ koo war a nangul Inde def ko ci seeni billet di ko taf ci seeni mur gëm ko donte bokku ñoo moom diine wàllu xol leneen la kon ki nga xam ne du murit nangulal Serigne Touba ne li mu def ci Sénégal keneen defu ko ci coono ci joxe sa bopp ci sacrifier sa jëmmi bopp ngir doomu aadama yi nangul leen ko loolu donte bokku leen na moom diine donte doo murit donte leneen nga Sëñ Touba amul tijaan amul xaadar amul laay man murit laa man soxna may murit laa mais ñëpp xam nañ relation bi ma am ak Serigne Mansour Sy Djamil di surtout Serigne Babacar Sy di taaw Serigne Moustapha Sy Djamil ñëpp xam nañ ne mooy sama baay ñëpp xam nañ ne dama koy tiitaroo muy surtout maam El Hadj Malick man may surtout Serigne Massamba te kenn gënu ma koo bëgg lan moo tax ki nga xam ne du bokkul pas-pas ak murid yi du nangu ne Serigne Touba c'est un Sénégalais qui a honoré le Sénégal c'est une simple question tubaab yi sonal ko yóbbu ko j'en profite pour faire un clin d'œil à mbokku taalibe aspirant jàmm maa ngi gis mu doon def benn live bu am solo ci ñu doon wax wàllu julli géej gi loolu man damaa jàpp ne
am na ñoo xam ne seeni wax mën naa bañ a tenir ndax tubaab ak i jamonoom ak i pexeem ki doon waxu julli géej gi dañ ko invité nañ ko tegaatal ci Jazaawu Shakoor tubaab ak i pexeem tubaab ak i matukaayam te sëriñ bi jaaxal leen ñu yóbbu ko indiwaat ko ndax mënuñu koo fexeel mu am li mu am ci réew mi def li mu def ci réew mi kooku bu ko gëm bu ko yaakaar ëllëg yowmal xiyaam waaye nangul ne réewum Sénégal bu ñu delloowul Serigne Touba cëram gorewuñu ndax Serigne Touba combat pacifiste bi mu mënee sénégalais yëpp la ko mëneel der yu ñuul yëpp la ko mëneel. dem nañ New York di def benn exposition à Columbia University mais ci profité di ziare bu baax le professeur Souleymane Bachir Diagne pour exemple bi mu pour accueil bi mu ñu réservé woon ak le professeur Mamadou Diouf ci Cheikh Ahmadou Bamba ci la non-violence bi mu doon incarné et des étudiants américains, indiens, pakistanais, africains se sont posé la question lu tax Sénégal am ko mel ni Serigne Touba te duñ ko théoriser lu tax du ngeen ko jaay pour nit ñi mën cee jariñu doon ne tubaab bi dañoo war a gëm Serigne Touba yaakaar ko àdduna ak àllaaxira de mais tubaab yi ni ñu nangulee yeneen combattants peut-être pacifistes yi nga xamante ni bii ñu bëree mën na leen bañ a lim nangul nit ñi kat ay jàmbaar boo ne Martin Luther King Martin Luther King jàmbaar la il a lutté vraiment pour la valeur des noirs defar na nit ñu ñuul ñi taxawal na leen Amérique boo ne Gandhi ñu ne non li mu def ci non violence Inde war nañ koo nangul mais doo polythéiste man nangul naa Gandhi te gëwuma li Gandhi gëm nangul naa Martin Luther King te je ne suis pas catholique nangul naa Nelson Mandela te bokkuñu diine Malcolm X keneen ak keneen lu tax Serigne Touba nekk un pacifiste liggéeyal réew mi liggéeyal continent bii dem ci tukkeem bu métti naqar yaak coono yañ ko tegoon mu def lu kenn deful bindu lu kenn bindul ci condition yu jafe nga ne yow doo ko nangul loolu musiba bi yàlla mënu koo weesu musiba mun taw weesu bañ Serigne Touba ne doo ko nangul bul bokk ak moom bu ko yaakaaral ka nga yaakaar gëmal ka nga gëm mais nangul ko man ni ma nangoo ne mag ñëpp a baax ci réew mi kenn gënu leen ci diine ci lislaam ci lu baax ci taxawal këru yàlla ci kan moo gën maam El Hadj Malick Sy ci taxawal daaray alxuraan ci jàngale alxuraan ci dugal leeru suñ borom ci xoli doomi aadama yi maam Baye Niass mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi nekk kan moo leen gën ku leen gën kenn gënu leen dama leen a nangul seen mbaax seen tedd googu di ñaan suñ borom di ñu yokk ci seeni leer muy loolooy Sénégal waaye terewut nag Serigne Touba rek laa gëm ci sama xol bii ki nga xam ne dafa gëm maam Limaamu Laay mooy sëriñam yaakaar ko tey ak ëllëg war naa mën a nag nangul Serigne Touba ne Serigne Touba c'est un combattant pacifiste boo xam ne li mu defal Sénégal benn combattant defalu ko Sénégal loolooy wax ci suñ demee ba tey ñëpp d'accord ci Lat Joor da ngeen di dellu ci Jazaawu Shakoor wala ngeen dellu dem leen laaj Serigne Moussa Ka diggante Lat Joor ak Serigne Touba kon ci ngeen di xam ne li ñuy nangul nit ñi en général te bëgg ko bañal Serigne Touba la question doit se poser daf may fàttali l'acharnement français sur les musulmans et le voile boo xoolee tubaab bi nga xam ne ils ont un acharnement ci l'islam ci voile ci nii nangam alors que amul fondement donc vraiment ñàkk xam d'accord ñàkk xam la mais nit ki da nga war a am ouverture xam nga nit ki les gens confondent la dimension spirituelle ñi nga xam ne dañoo yaakaar Serigne Touba def ko sëriñ ak Serigne Touba sa dimension de combattant pacifiste sa dimension d'un homme de Dieu boo xam ne liggéeyal na l'islam liggéeyal na Sénégal loo xamante ne bii lu kawe la ñu war koo nangu sant ko ci loolu foofu rek laay waxee vraiment du feneen donc il faut vraiment que ku nekk ci ñun rek ñu mën a àgg ci acceptation boobu ci te loolu mooy li nga xam ne rek moo am solo doomu aadama dafa war a nangu kenn forcé wul kenn nag nga gëm lenn ndax ku ci nekk sa gëm-gëmu bopp c'est personnel et c'est intime waaye wax fa dëgg yàlla am bokk na ci li nga xam ne vraiment c'est une parenthèse war nañ koo dindi ci réew mi
muy ñu nangu mag ñi nga xam ne dañoo liggéey ba toll ku ci nekk nga mën cee jariñu say doom mën cee jariñu ñu dindi vraiment partialité yi nga xam ne dëkk bu toll bu tuutee tuuti 14-15 millions de personnes ay réew a ngi fi doon ay 150 millions de personnes comme le Nigeria ñun on est 15 millions 16 millions ay impartialité ay yu ndawaan bëgg ñoo xàjjale te lu ñu boole rëy Sénégal ñëpp a bokk ku bokkul maam yéen a bokk ay bàjjan ñëpp a doon benn kon nañu boolee ci loolu te santaat mag ñi fi nekk te yëkkati leen ni leen yàlla yëkkatee waaye particulièrement ñu nangul Serigne Touba nekkat bokk na ci ñi nga xam ne liggéeyal na réew mi loo xam ne amu ci maas te loolu tant que réussiruñ ko rek faaw am problème boo xam ne dana des vraiment loolu du murit bi moo koy wax mooy sénégalaise bi moo koy wax je me considère comme une sénégalaise indépendante musulmane mouride certes mais koo xam ne je m'identifie à toutes les particularités waaw man am na ay mbokk ci wàllu wu ne et vraiment ñi ma xam nañ ko xam nañ ne man dama gëm ne Sénégal dañoo am richesse que ce soit culturelle linguistique vraiment donc soo xamee boo xamul rek da ñàkk xam dafay waral lu bëri mais soo xamul bul néewal jéem a la xam jéem a la ràññee jéem a la ubbi sa xol ubbi sam xel ndax xam-xam mooy loo xam ne nit ki ba muy faatu war na saa su ne di ko sàkku te loolu mbokk yi dafa am solo. Pour résumer cette première partie nous sommes des Sénégalais yoo xamante ne bii néew nañu lool Sénégal li fi ëpp ay ndaw lañu amaguñu 30 ans kon nañu boole suñuy force jàppale xëy na njiitu réew yeeg jàppale action yi nga xam ne njiit yi ñu ngi koy doxalee ci defaraat suñu société ci defar suñuy xol ci setal suñu laabiral suñu xol ci gëm ne nous avons un pays privilégié ci doxal loolu ci farlu nag ci liggéey ci am jom ci respecter suñu bopp loo néewle bul xeeb sa bopp loo am bul réyal sa bopp bul néewal sa bopp ndax kenn amul tarfatal ay ni lu mën a jariñ doomu aadama wala lu ko mën a lor loolu la Sëñ Tuubaa tontu woon tubaab yi ne leen loraange ak tiis jugewul ci ku weex jugewul ci ku ñuul suñ borom rek moo mën a teg nit ki coono moo ko mën a teg aussi ndax coono bu la nit tegit yàlla la jóge te waxoon naa ko fii les gens parlent de stress tubaab yi ñu ngi leen di wax naan leen développement personnel di leen gëmloo ne leen vous avez besoin da ngeen war a assujetti ci seen théorie yooyu ak ci seen jëf yooyu vous avez besoin de vous libérer da ngeen a soxla développement personnel bi nit ki di gën a soxla du lenn lu dul tënku ci ndigalu suñu borom subhanahu wa taala loolooy développement personnel. Aliénation bi ñu bëgg a gëmloo amuñu stress lenn rek a jar a stressé mooy ñetti fan yi bàmmeel mooy laloo sa ndeyjoor bi ci bàmmeel mooy le grand confinement looloo jar a stressé looloo jar a nduggal looloo jar a réservé lu dul loolu jëlu stressé. Et pour moi c'est une parallèle pour mu dugg dans la deuxième partie de ce live là xam naa ne mi ngi bëgg a yàgg maa ngi jégalu mbokk yi mais vraiment je tenais vraiment à jël rek ci waxtaanu coronavirus bi pour dugal ci lu tuuti. ndax je reçois beaucoup de messages mais profite aussi occasion bi di jégalu ñi may yónnee message sur Facebook sur Messenger sur WhatsApp ak sur Instagram ak Twitter plateforme yi maa ngi tuub boo fa dëgg yàlla mënumaa tontu message yëpp parfois sax da ngay gis ñoo xam ne incompréhension dañuy foog ne bëggoo leen tontu xëy na danaa ko bëgg mais duma ko mën tontu maa ngi jégalu donc je profite vraiment de ce live pour essayer d'apporter une réponse généralisée à beaucoup de messages yu may jot yoo xam ne nit ñi ñu ma koy poser parfois mooy li ma doon wax démb rek face aux péripéties de l'existence et du quotidien comment maintenir le cap sur l'essentiel te loolu suñ borom subhanahu wa taala daf ñoo maa ngi ko doon wax sànq en début du live ñi nga xamante ne bii ñoo may topp te ñu jege alxuraan suñu demee ci suratul baqara aya 186 di ngeen gis aaya boo xam ne bokk na ci yi nga xam ne vraiment c'est un moteur pour moi bokk na ci yi nga xam ne mu gën a percutant ci alquranu karim te c'est un aaya boo xam ne kii à la limite suñ borom subhanahu wa taala mooy daf ñuy woo di ñu wuyu en même temps et li may wax yëpp depuis le début de ce live là aaya bi tënk na ko te muy lu am solo loo xam ne war nañ cee mën a bàyyi xel bu baax a baax yàlla suñu borom daf ne wa iza salaka ibaadi anni fa inni xarib ujibu dahwata daahi iza dahani mu ne fal yastajibu
lii wal yu'minu bii la'allahum yashkurun la'allahum yarshudun. yàlla dafa lu am solo foofu et dama jàpp ne aaya la boo xam ne chaque musulman et musulmane war nga ko maintenir. jullit bu ne war nga ko téye, jullit bu ne war nga ko yor muy sa laltaay, jullit bu ne war nga ko yor muy sa cëslaay. yàlla dafay wax ci aaya bi ne sama jaam ñi bu ñuy laaj seen bopp, bu ñuy interroger wu ci sama jëmm ji, saa suñu demee bay laajte rek wala saa suñu demee bay interroger wu ci man rek, boobu maa ngi leen jege lool. mu ne boobu maa ngi leen jege lool. te it loolu peut-être jàngat bi ñu ciy def mooy yàlla duñu mës a sori. su jamono ji naqaree, su problème yi amee, nga war a mën a jël des résolutions. suñ borom à travers aaya bi mi ngi lay wax ne la kon maa ngi la jege, fa inni xarib, maa ngi la jege. et loolu dafay am solo pour ñu vraiment ñu jàngat ko, ñu bàyyiwaat ci xel. c'est pas seulement la période de la pandémie, mais ci mooy li ma wax rek, pandémie bii fi am ak pandémie yi fi njëkk, muy pandémie xol yi ak pandémie ru yi. pandémie yooyu dafay fekk suñu borom subhanahu wa taala waxoon ñu lii nañu bu ngeen demee bay interroger wu ci man rek, boobu maa ngi leen di jege. mu teg ci ne danaa nangu wala danaa déglu wooteeb jàmm bi ca fam may woowee, wala danaa nangu ñaanu jàmm bi ci fi mu ma ko ñaanee. ujibu daxwata daayi isa dahani, ci fi mu ma koy ñaanee. donc bu fekkee ne problématique du quotidien mooy li ma doon wax rek au début, ñu war a delluwaat vers l'essentiel. et comment delluwaat vers l'essentiel mooy ñu tënkuwaat ci les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tënkuwaat ci li nga xam ne Cheikhul Khadim Serigne Touba moom la ñu indil. loolu mooy delluwaat vers l'essentiel. bu ñu tollee ci jamono joo xam ne lépp a tasaaroo, ñëpp a tasaaroo, dañoo war a tënkuwaat delluwaat vers l'essentiel. te mooy recommandation yi nga xam ne jërëjëf Serigne Rawane Mbaye si indi bi nga xam ne mi ngi koy indi aaya bi. muy recommandation yi nga xam ne tënku, te mooy li ma leen doon fàttali rek, anarchie amul fenn. ñi koy théoriser ñoo gën a tënku ci ndigal, te ndigal yi ñuy tënku du ndigalu l'islam, du ndigal yu leen di jëme fenn. ñun ñu am chance nag tënku ci kalimatullahi fil aq bi nga xamante ne bii mooy liy dëgg, kon nañ ko wéral. kon suñu borom subhanahu wa taala wax ñu foofu nañu il est présent, il est à notre écoute. kon quelles que soient les circonstances, dans le but de la préparation de ce grand confinement, loo xam ne du ñàkk nañu xam ne yàlla suñu borom ku ñu jege la. on voit que à travers les pages des plateformes Facebook da ngay gis ñoo xam ne ndeysaan xëy na dañuy am méttitu xol du am fu ñu ko waxee, ñuy dem ci plateforme yooyu en anonyme di ci laaj conseil. le premier conseiller ki ñu war a njëkk a laaj conseil mooy suñu borom subhanahu wa taala. mooy nit ki bu amee njàqare moom la war a njëkk a xalaat à travers une prière. yàlla suñu borom amul frontière, déggut làkk bi bàyyi làkk bee. noo waxee ak moom mu wuyu la, ba waxee ak moom ci séeréer mu wuyu la, ba waxee ak moom ci pël mu wuyu la, ba waxee ak moom ci allemand mu wuyu la. yàlla amul, y a aucune barrière entre ruuxu jàmm bi nga xam ne moo bëgg a tuubal suñu borom ak yërmande yàlla. diggante yërmande yàlla ak yéenay tuub amul frontière. kon war nañoo bàyyi xel ne tout le temps, à tout moment, war nañ ci bàyyi xel la présence du Seigneur subhanahu wa taala ngir mu war ñoo jariñ, mu war ñoo wamat. waaye suñ borom it ne fal yastajibu lii wal yu'minu bii la'allahum yarshudun. kon nañu tontu man sama boote. kon mooy li ma doon wax, que cette pandémie là est en réalité un appel venant du Seigneur subhanahu wa taala destiné aux hommes. yàlla daf ñuy woo, yàlla dafa am une cloche bu mu sonné. cette cloche là nag am na ñoo xam ne mënuñu koo dégg. classe yi soxna may ndax xol bu tilim, ndax ruubu lënt, ndax kiñaan soxor mbon yu mu dajale. donte xëy na yéen a jël lu baax la, donte xol bu baax la yor, waaye xol bi dafa tilim, dafa sonn. looloo tax mënul dégg woote boobu. suñu borom nee na subhanahu wa taala na ngeen di déglu ci sama woote, waaye na ngeen ma gëm, na ngeen gëm sa présence. te ci tasawut ci xaar suñu Tuubaa ñuy jàngal charte yi gëm yàlla yi, wéetal yàlla yi, wéetal kennam gi. charte yi na ngeen ko gëm,
à travers vraiment la diversité parce que xam nga dañoo war a xam ne c'est dans notre diversité ci suñu différence yi ci la ñuy mën a aller jëm ci loo xam ne lu am solo la kon ku ci nekk rek nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi lay woo damaa jàpp ne aaya bi mooy aaya bi nga xam ne mooy définir à la perfection la situation que nous sommes en train de vivre suñu borom naat ne laxallahum yarshudun kon ñooñu fal yastajibu lii wal yuminu bi laxallahum yarshudun kon nañu ñu tënku ci loolu ñu gëm ma bu fekkee ne bëgg nañoo jaar ci yoon wu baax ci yoon wu jub bi kon vraiment c'est un aaya boo xam ne dafay définir vraiment dans des définitions parfaites situation bi nga xam ne ñu ngi koy dund nañu gëm ne suñ borom subhanahu wa taala lu ñu mën a laajte ak lu ñu mën a interroger wu ak lu ñu mën a poser wu ay débat mi ngi fi te lu ñu wax mu dégg ko te buñ ko ñaanee dinañ ko dégg Cheikh Mouhamadoul Mountakha wax na sànq ne nañu sant yàlla te kennal ko te ñaan ko te doyloo ko te bàyyee ko suñu bopp xam ne lu dut moom rek ak nen la te lu yëngu rek moo def ca loola lu tax mu mën a yëngu c'est important ñu xamaat tamit ne foo ko woowee dana la fa wuyu ca jamono jox ko woowee la lay wuyoo léegi nag ndax am nga tawféexu dégg wuyu bi wala amoo ko waaye nag nañ dellu ci moom déglu wooteem bi te wooteem bi dana ko defee ci ni mu ko soobee ak fu mu ko soobee te jàpp naa ne cette pandémie là li waral àdduna yëpp jaxasoo ñii di faatu ñii di tëdd kenn génnatul ñii tëju ci seeni kër woote suñu borom la ngir ñu dellu vers l'essentiel ngir ñun ñi nga xam ne yàlla dimbali nañu ba ñu bokk ci njabootu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ dellu vers l'essentiel vraiment c'était le but de ce live nañu dellu vers l'essentiel et encore une fois bu liggéey bi jaxasoo nañu bàyyi xel ka nga xam ne moo ñu ëpp ay diplôme foofu te bu xëyee toog këram di wut loo xam ne ñun ñu ngi ko am c'est ça retourner vers l'essentiel bu kër gi amee problème avec la famille le ménage je reçois énormément de messages mbokk soxna yi nga xam ne amaana dañoo gis ci man rek xëy na loo xam ne jàpp nañ ne war nañ maa waxtaan ak man ci seen i biir ma ci santaat sëriñ bi ndax xëy na tawfeex la ndax xëy na maa gën a sikk ñëpp waaye di leen wax rek à travers ce live ndax xëy na du ñëpp lañ mën a tontu via messenger que nañu dellu vers l'essentiel mooy dara du fi dara àdduna dafa jeex ba noppi dañu nekk ci phase test examen boo xam ne ngal la rek nañ ko jox àqam ku ci nekk rek nañ la mettre à ta place te ñu delluwaat ci recommandation yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam à travers le message de Cheikhul Khadim érigé nañu ci teg nañu ci muy nañu doon ay saadix nañu doon ñuy dëggal dans nos relations bëri na diggante yu yàqu yoo xam ne fake rek moo ko yàq maanaam ku ci nekk la ngay wane gëmoo ko bu ñu jiitalee la sincérité de nos cœurs yàlla suñu borom daf ñuy dimbale ci suñuy diggante ak suñuy waajur ak suñuy ñi ñu yàlla booleel nañu dëggal les relations te lu ñuy def rek nañ ko seedeel suñu borom subhanahu wa taala nañu jiital suñu borom subhanahu wa taala ci li ñuy def nit ki lu muy def te jiitalu ci yàlla lu muy def te seedalu ko yàlla def ko amul njariñ ndax du weesu àdduna te lu gàtt lu mel ni àdduna lu ko du weesu guddoo kon quand ça va mal dans la vie nañu delluwaat vers l'essentiel et c'est quoi delluwaat vers l'essentiel nañu delluwaat ci alxuraan nañu delluwaat ci xam ne yàlla du liggéeyloo comme narta fay te yoon bu baax musuñoo gis yoon wu baax wu yomb te loolu dañ ko war a surtout ñun jigéen ñi très souvent on est très vulnérable quand ça va pas rek day xaw a doy waar waaye il faut qu'on s'accroche nit ki faw nga am ci loo téye faw nga am ci loo jàpp looy wéeru faw ñu am ci lu ñu wéeru lu ñu jàpp te bàyyi second sens yi te rafet njort ndax bokk na ci li yàq àdduna ñaaw njort la ñaaw njort bokk na ci li nga xam ne moo fracturé àdduna nañuy rafet njort ci suñuy diggante ñi ñu yàlla booleel ñu rafetal ko waxoon naa fi il y a 2 ans ci benn conférence bu ma doon def sur les divorces que c'est parce que les gens dañoo am la mauvaise approche que les finitions que les conclusions di ñaaw ab ànd na tënku ci yàlla ñaar ñuy ànd ci sëy par exemple ku ci nekk na nga jàpp ne sa moroom yàlla suñ borom subhanahu wa taala moo la ko séddee
nga ciy xool suñu borom subhanahu wa taala bëtu yërmande te j'en profite pour woo sama mbokk góor ñi ci ñu am bëtu yërmande ci soxna yi leen yàlla dénk c'est important yërmande gi ngay am soxna si tamit mën a tënku loolu peut-être c'est un autre sujet xëy na vraiment bu corona bi jeexee danañ ci waxtaan ci les relations conjugales awma ci benn expérience waaye damaa gëm ne bu ñu tënkoo ci li ñu sëriñ bi jàngal rek ak mag ñu baax ñi nga xam ne li ñu am tey ba ñuy tudd kilifa yi leen yàlla may tënku ci lu baax moo leen ko may soxna Diarra Bousso soxna Anta Ndiaye soxna Issa Diop soxna Fatou Issa ñooñu li ñu am tey ci lu baax soxna Fawad Wele ba ci ñi nga xam ne ñoo nekk ak ñun di ay soxna yu tedd li ñu am coono moo leen ko may ak ànd bu sincère ànd bu dëggal waaye àndu ànd ngir àdduna rek a leen di boole bu àdduna jeexee ngeen tàqali ko te àdduna li koy jeexal lu yomb la nit ñi dañoo foog ne dee mooy tax àdduna jeex déedéet dafa éphémère kon nañuy ànd te yàlla tax nañuy dëggal suñuy relation nañuy bëggante te suñu borom tax nañ bàyyi le calcul nañ bàyyi la technicité nañ bàyyi di xool ci nit lu mu lay defal wala lu mu lay xañ yàlla rek moo mën a wàcc ci yow xéewal wala wàcc ci yow nattu li la nit ki di jariñ ci suñu borom la jige sa wërsëg la nañu bàyyi di tënku ci nit nañu bàyyi di am dépendance émotionnelle bi gën a mag nañ ko am ci suñu borom ba noppi booy ànd ak nit nga sincère ci moom nga am xol bu sell ci moom nga am yéene ànd ak moom nga am yéene boo demee fekk ju suñu borom ndigal lam la joxoon nga tënku ci et ça c'est dans toutes nos relations donc quand bu fekkee ne dans ces relations quotidiennes ça va mal nañu dellu vers l'essentiel nañu dellu vers la parole divine soo amee naqar wala problème nga mënut a ñàkk ñun ñëpp a koy am soo amee njàpp ubbi alxuraan jàng quelques versets delluwaat ci li nga xam ne moo la tënk ci jamono lu bari dafay wàññeeku soo ko mënul nga déglu ko soo demee ba amoo ko sax wala mënoo ko mën ngaa rek xool wala nga xalaat koo xam ne bis bu xëyee day ñaan mel ni yow wala day ñaan am li nga am te moo ne yow yaa ngi apitoyé wu yaa ngi kaas yaa ngi naqarlu sa nekkin wala yaa ngi bëgg leneen loo amul te moo ne am na koo xam ne am li nga am dong lay sàkku kon nañuy xool ñi ñu tane nañuy xool ñi ñu sut nañuy xool ñi ñu jiitu nañuy xool ñi nga xam ne ñoo leen gënle ay nekkin te ñu jàppalante te suturaalante loolu c'est très important il faut que ñu bàyyi ci xel te vraiment wàññi dangar bi nga xam ne ñun sénégalais dañ koy doxee muy dangar boo xam ne bu doy waar la ci koo gis rek am ci moom appréhension moom de lii la moon waaye moom de mi ngi wane nangam ak nangam mais leer na ma ne te dara leeru la ci dañu am rafet njort ci doomu aadama te dund suñuy dund yi de la manière la plus pure et la plus simpliste lu ñu am nañ ci yem bañ a ut lu ñu amul bañ a ut lu ñu jotagut te xam ne yàlla kese subhanahu wa taala et c'est justement lu tax may wax delluwaat vers l'essentiel suñ borom kese moo yore njariñ moo yore lor te suñ tubaab tontu woon na ko tubaab yi kon vraiment nañu bàyyiwaat xel loolu lépp posé wu waat ay questions balaa ngaa tëdd nga xalaat li nga def dans cette journée la ca bon ak la ca baax bu subaa nga gën koo dëggal la ca safaanu boo xëyee jéem koo bàyyi chaque jour ñuy war a mën a mettre à jour cette version de nous-mêmes di améliorer wu Sëñ Abdou Lahad da doon wax naan ku baax amul ko bon amul ku yàlla dimbali rek moo am ndimbalu suñ borom nag dañuy dox jëm ci bu ñëwee ñu mën koo gàttandu waaye boo doxul jëm ci doo ko mën a gàttandu loo doxul jëm ci moom doo ko gis ndax lu ne ca yoon wa nga taxaw ci yoon wa rek mooy tax nga mën caa jot te it nag dañuy li may faral di wax rek ñaar ñoo xam ne bu ñu séqee mbir lu sikk ca mbir ma ñu jiñ ko kenn bàyyi ka ca des kañ koy jiñ war naa góorgóorlu te suñu diggante bii àdduna ñu nag seytaan dañoo am lu ñu séq donc nañuy góorgóorlu ci li nga xamante ne bii moom li ma leen wax rek en début du live mi ngi ci mission mi ngi ci farataam mi ngi ci fullaam mi ngi ci faydaam am ci positif ci li ñuy dox nañ ko roy ci loolu te mi ngi dox mission ñu ñu dox suñu mission vraiment di fàttaliwaat mbokk taalibe yi rek encore une fois li ma doon wax au début que situation yu mel nii bu amee rëg-rëg yi am débat yi am vraiment sur des notions sur des aspects ku nekk spécialiste bu nekk mi ngi wax impact bi pandémie bi di am ci sa domaine nañu xool pandémie bi domaine bi muy impact bi muy am ci suñu xol yi ñu régulariser ko te dal te tënku ci ndigal te tënku ci gis-gis yi nga xam ne lu rafet la xam ne yàlla daf ñoo defal ñun Sénégal loo xamante ne bii xañ na ko ñu bëri ñu ci santaat suñu borom ñun jigéen ñi nañu delluwaat tënku ci ndigal
am kilifa képp kuy théoriser libertinage yeeg anarchie yeeg liberté yenn yeeg laïcité la ko tënk moo yées moo xóot gën a xóot lool te mu ngi ci tënku. nit doomu aadama yàlla bindu la ci nga bañ a tënku ci dara mënul ne faaw nga tënku ci dara faaw constitution tënk la faaw règlement intérieur tënk la fa ngay liggéey sa patron faaw mu tënk la faaw dara tënk la. ñun ñi nga xam ne nag li ñu tënk mooy dëgg gi nga xam ne muy tey muy ëllëg muy suba mooy dëgg gi nga xam ne du mas a wàcc fi mu ne nañu nangu loolu tënkuñu nañu avancé nañu delluwaat vers l'essentiel et l'essentiel c'est les recommandations divines nañ delluwaat vers l'essentiel et l'essentiel c'est l'éloignement li may wax ne nañu épouser le halal te divorcer ju xaraam. loolu nag du yomb ndax ku ci nekk am nga ay say sikk ak say ayib dañuy ñaan yàlla rek suturaal ñu ndax mbalaanum sutura mi yàlla muur jaam ñi bu ko muri woon du baax de kon nag on est kii ñun pour di muri mbalaanu suturaam jàmbur nañ tënkuwaat ci saa ci loolu defaraat suñuy bopp te xam ne l'être humain est capable de tout. gis nga mbon gi fi mu gënee tar wallahi on est capable du meilleur. fu mbon taxaw rek baax mën na faa taxaw fu mbon yenn rek baax mën na ko faa dàqee. donc nañ àndaat ci baax te baax mënoo ko def de manière autarcique faw dem leen teg dikkale am faw ñuy àndandoo faw ñuy lëkkalante faw ñuy jëflante vraiment ki nga bokkulul gis-gisu politique bokku leen gis-gisu politique mais ku ci nekk da nga dem ci sa yoon waaye nañu laayante biire. ki nga xam ne yàlla dogal na mu nekk ci njiitum réew mi yàlla moo bind ci jëm bii ne dina yilif réew mi nañ ko nangul ndogalu yàlla googu soo d'accord ak moom li muy def su baaxee nga nangul ko su baaxul nga wax ko ak teggin mais vraiment xëccante bi tiiraayante bi soxorante bi grayante bi amul benn sens nit ki lu ko yar ak Cheikh Abdou Lahad doon wax naan lu yar ak teggin mayut nit xamari du ko may ba ci ki nga xam ne day wut réew mi wala ki nga xam ne day ut ak yokkute la muy ut bu ko yar ak teggin mayut rek xamari du ko may. muy lu am solo jéggulaat bu baax mbokk yi dafa mel ni waxtu waa ngi dem te maa ngi wax rek mais xëy na da ngeen di xam ne ku imparfait mooy wax te wax ji xëy na passion la àndal may attirer nit ñi attention nit ñi ci rek vraiment loolu. di amaat ak cant bu baax ci teewlu bi maa ngi gis ne vraiment vous êtes nombreux à suivre ce live xëy na may consacrer rek les 20 dernières minutes aux questions parce que bon li fi jot a jàll ci ay commentaires bëri na je ne saurais les lire waaye questions yi nga xam ne rek par rapport à ça ñi ko ci am ma mën koo tontu bu ko defee ñu mën a ñaanalante ba jëmmi jamono ndax xëy na jamono ji aussi tamit dafay jar ñuy bàyyi xel loolu. Voilà, bon, la laïcité, quelqu'un me dit est-ce que waruñoo teg man gawma laïcité, je l'ai toujours dit dañu lu ñu bëgg a imposer la. Je ne crois pas à la laïcité. Je pense que la laïcité c'est une notion boo xam ne bien vécue qu'on veut nous imposer. Voilà, la laïcité à la française mën na bañ a nekk la laïcité à la sénégalaise bu ñu ko mënee tuddee la laïcité bu fekkee ne c'est l'acceptation des cultes, la tolérance, la coexistence pacifique. Je suis d'accord ku ci nekk nangul sa morom la mu gëm respecter la mu gëm te bañ koo gaañ loolu je suis d'accord waaye li ñu bëgg a tënkal li ma doon wax rek diine mooy gi nga xam ne moo ñëw drapeau réew mi ku ko bëgg a génne ci réew mi da ngay nax sa bopp. wàllu part bi nga xam ne diine am na ko ci réew mi leneen am ko ci réew mi donc dañu war a delluwaat ci loolu rek muy le retour à l'essentiel qui est le sujet principal de ce live là. Retour à l'essentiel delluwaat ci li nga xam ne mooy essentiel delluwaat ci liy dëgg delluwaat ci li wóor delluwaat ci li nga xam ne moo ñor delluwaat ci li nga xam ne moo tegu moo tënku te loolu rek mooy li nga xam ne mooy am solo. ñoo ngi santaat bu baax mbokku taalibe yi mbokku jullit yi mbokku doomu aadama yi nga xam ne ñu doon topp vraiment ñuy jégalu bu baax di leen wax ne wax ji kàddu yi jàmm bu xeebu la boo xam ne li muy wax xëy na sax ci ay conseils yu muy joxe moom ci moom la war a jiitu waaye laayante biir rek mooy li nga xam ne moo ñu ci ñor. di santaat mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon topp depuis le début di ñaan nag suñ borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy ku màgg ku rëy ki ku yaatu ki
ci amul fu mu yem ñoo ngi koy ñaan ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy borom inna allaha wal malaikatu yusalluna ala nabi mooy ki mu sàkk ba pare di julli ci moom mu gënale ko ñëpp. waaye ci ngëneelu Cheikhul Khadim mi nga xam ne da koo fay payoor goo xam ne ñëpp la leer ñoo ngi koy ñaan moom borom payoor gu mag gi mi nga xam ne bépp balaa moo ko mën a saafara mi nga xam ne lépp lu tilim moo ko mën a raxas ñoo ngi koy ñaan ci màggam gi mu dimbali ñu ba raxasal ñu feebar bii di coronavirus ba mu set wicc jële ko fi jële ko ci réew yëpp ñi ci faatu yàlla suñ borom yërëm leen ñi nga xam ne ñoo ci tawat yàlla suñ borom suturaal leen ba ñu génn ci ñi nga xam ne tawatuñ ci yàlla nañ ci am dégg yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla teg ci yoon wu tedd bi yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla gindi yàlla nañu yàlla teg ci yoon wu baax yàlla nañu suñ borom subhanahu wa taala yi musal ci seytaan ak pexeem yu mat yi ak kàttanam gu rëy gi ak xelam mu ñaw mi ba ñu rëcc ci pexeem yooyu ba mu rëcc aussi tamit ci jàddam yooyu yàlla nañu suñ borom def ñuy ay jullit yoo xam ne jullit yu tedd la ñuy doon yàlla nañu suñ borom teg ci yoon yi nga xamante ne bi mag ñu baax ñi tracé nañ ko yàlla nañu yàlla aussi protéger suñu njaboot gi nga xamante ne bi ñoo ngi fi aaral ñu leen yàlla tàppe xol yi réew mi tàppe bëgg-bëgg yi defar réew mi ñu àndandoo ñun ñëpp doon benn ñi nga xam ne ñoo nekk aussi ci hôpitaux yi maa ngi gis sama mbokk soxna Jama à travers ta personne vraiment képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci structure sanitaire yàlla la yàlla aar li ngay sonn ci doomu aadama yu tawat yi yàlla leen suñ borom fay ful ko ay junni yool ndax ñun ñi ñu ngi toog suñuy kër soxna May ngi toog ci këram di wax Facebook soxna Jama ngi ci hôpital ba di faj ñu feebar yoo xam ne elle est elle-même à risque kon à travers moom ku mel ni moom ñiy liggéey ci hôpitaux yàlla nañu suñu borom fayal dafa leen ay tawféex yàlla vraiment kàttanal suñuy waajur ak suñuy mbokk defal ñu tawféex ak ay xéewal zahiran wa batinan encore une fois di ñaanaat Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te wér di sant mbokk yëpp di gërëm ñëpp wa axiru daxwaana an alhamdulillahi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu à très bientôt inchallah